parce que tey imam war nga tey nekk ku informé wu ku xam société bi ci yan tànk lay doxee. moo tax souvent dama naan tey xutba yi. souvent buñ koy tënk rek buñ koy def xëy na ni damay barkeelu ca maam ya nekkoon toujours ni sa xutba ba sama maam yoroon. moom lay atum sàngam moom lay jël ajjuma ju nekk di ko liir. tey war nga xam jamono ji fan la toll parce que boo ko defal rek. jamono xëy na sa maam moom ci actualité mu doon xutba. fa la tolloon. mais tey boo ko defal rek jamono raw la. parce que tey gars yi noo ngi xarale yoo xam ne tey. yu jéggi dayoo. gaaw noonu noo ngi tey ay li may wax toujours tey ay stratégie yoo xam ne parfois insoupçonné. loolu mooy mot bi. capable de tout insoupçonné. loo xam yow doo ko njortu sax. te foofu la ñuy jaaral seen mbir. donc tey il faut nga nekk sànq am na ko wax au diapason. xam tey fi mbir mi toll. pour nga mën ci wax. moo tax tey sunu imaam yi tey man li may wax toujours Sénégal mooy tey il faut tey ñu am benn formation. daf ci am solo. il faut nous former leen ci lan surtout nag en matière de communication. nan ngay communiquer. ak naka ngay waxee ak noo koy defee ak yan stratégie ngay jël de communication dafa am solo parce que boo ko defal rek gars yi bàyyi la te nag sànq Cheikh wax na ko ci wàllu neutralité boobu Moustapha neutralité bi man je crois que est-ce que doomu aadama dina neutre sax d'ailleurs non mënu ko moo tax sànq ci sama kaddu gu njëkk dama ni ñun ñëpp suñu manteau ay religieux de nous. que ça soit l'église imam yëpp ay religieux de nous. ñun li ñuy défendre mooy tey sunu li nu gëm. gëm mooy ak sunna di nu gëm moom la ñuy défendre. mais dañu nekk ci pénc moo xam ne en fait laïcité la. moom la ñuy doxal. oui ba tax na tey neutralité bi di nga neutre ci lan bañ a nekk. bañ a nekk partisan parce que wax naa sànq régulateur nga. te boo xasee ba nekk partisan rek mënatoo jouer sa régulation mënatoo ko def. parce que partisan bi comme quoi tey Sénégal nga gis tey du nekk en pleine campagne électorale nga woo mbooloo mi yëpp taxaw nga leen wotee leen diw. catastrophe woo nekk partisan. ndax ëllëg bu réew mi dee takk yow la ñu yow yaa war a jouer ce rôle médiation. kon boo nekkee partisan réew mi di takk gars yi mënatul la teg comme médiateur. dëgg la mënatoo nekk régulateur. moo tax foofu ma ne le religieux. à l'écart du jeu politique. dëgg la citoyen la nag. am na ku mu àndal. am na ku mu faral. loolu. bu ko neexee dem voté ji ñëw toog. day xëy sax dem voté ji. day xëy dem voté ji ci jàmm ak salaam voté ka muy voteel tam bu ñëwee këram mu ñaanal ko xam ak kii c'est privé. macha allah parce que citoyen la. mais dans l'espace public dafa am nu muy taxawee. dafa am nooy taxawee. d'accord boo tey parce que tey taalibe yi nga ëmb yëpp. mbooloo mi nekk sa gannaaw yëpp nga leen di jiite ci jumaa ji. mais ku ci nekk am nga sa conviction politique. ku ci nekk am nga parti politique boo far. c'est clair. ba tax na yow da nga leen di jiite ci li yàlla santaane ak li yonent bi ci seen wàllu diine ci seen wàllu adduna ci seen wàllu àllaxira. très bien mais am naa nag seen conviction politique. mais foofu boo ci duggee. jël partisan. loo dégg yaa ko teg sa bopp. mais foofu rek am na lu ma ci bëgg a dolli. allez-y avant may ñëw. waaw kay non point la rek après ma jox allez-y d'accord naa sax si imam li mu wax. parce que jiite jumaa dafa metti jiite te waruñu laa mere ndax xëy na yaa ngi ŋàññi seen conviction. mais man jàpp naa ne ci rôlu imam bi. bokk na ci su gisee loo xam te ne nii contraire mbirum l'islam la. oui bu ko gisee. si ñuy woote pour jiite. moom rôlam la. bu ko deful rek wàcc na war na taxaw ne bu leen jublu fii. tant que ñi fiy woote. kenn waxut lu yàqal l'islam. mën ngaa neutre si di wax nga am nag yow sa position. boo jëlee sa position. waxoo kenn fekk si ma sama position jël naa ko. dafa am loo xam ne juñu doy na borom xel. dëgg la mais dina am foo xam ne nag war nga jël sa responsabilité. dëgg la Imam Bamba Dioum nag foofu la sew bi nekk et maa ngi lay sant di la gërëm. bi nga ko évoqué mooy prise de position partisane Imam Waly Seck. tey ni mu ko waxee sànq mën naa nekk candidat oustaz Cheikh nekk candidat tant que ñun ñëpp ñu ngi wax loo xam ne gêné wul ko diine jéeg yooyu mën nga wax mais bu fekkee ne man damay prôné loo xam ne bu ñu ma falee. ma daaneel jàkka yi. tijji boîte de nuit yi defar naanukaay yeeg yooyu. est-ce que du turalu imam bi. wax ne kii du gën ci réew mi et là dootul nekk une position partisane mais day nekk une position en fait je dirais pas neutralité responsable voilà tey mën naa bàyyi ngeen animé ko seen donc am na exemple bu mu joxe léegi ci Cheikh Seydi Abdou Sy radiyallahu anhu da baax nangoon naa ci doomam Haj
Alioune Badara Sy mu nekkaloon Washington mi ngi teewoon actuellement maa ngi koy nuyu di ko ziar. ñu koy ziar ba. mu may nettali. médiation bi sëñ Abdou doon dox ak Ablaye Wade. ak Abdou Diouf entre Ablaye Wade ak Abdou Diouf ak ñoom Dansoko. Bathily bi Abdou Diouf jëlee Ablaye Wade Dansoko Bathily Landing Savané. def ci kaso bi. ñoom ñëpp def ci kaso bi. fekk na boobu suñu patron puisque moo ñu yoroon au ministère de l'agriculture ensuite au ministère de l'industrie Famara Sagna. je salue au passage. mu jiite dialogue national. waaw dialogue bi. c'est que nag moom ñitu beneen jamono la te jamono boobu ak jamono xale yi léegi bokkul. parce que léegi xale yi moom léegi. mais moom il a été toujours essayé un médiateur de l'ombre. voilà foofu laa bëgg jëm. yàgg na ci foofu laa bëgg jëm. puisque période boobu c'était un contexte assez difficile. ñu nekk ci ay chômage structurel ñu tëj sociétés yi entreprises yi dàq nit ñi. dàq policiers yi. vraiment dëkk bi nekk ci tension boo xam ni xaalis amul. parce que Sénégal dafa endetté woon trop bari dañu bare woon. Banque mondiale tàncuñu FMI tàncuñu. loolu déjà am impact ci société bi. donc au niveau politique aussi c'était embrasement bi am. ñu ne Ablaye Wade voilà moo fi indi ay attentat oto yeeg yooyu ñuy jàpp yóbbu tëj. jàpp ñoom dans su ko tëj. ku yëngal Abdou Diouf tëj. alors il avait à ses côtés vraiment un homme très dur. Jean Collin nag yàlla yërëm. ñu ko cuul sa njafat. moo tax nguur yàlla rek dafay jeex. macha allah ba ma demee njafat di def benn étude. romb benn bàmmeel ñu ne ma kii di Jean Collin kii soxnaam la ma gis bëy ak xarit di jaar ci kaw man. Allah li mu def ci réew mi yëpp. waaw. sëñ Abdou daal di ni. wallaay Abdou Diouf. ni Famara boo demee nga ni Abdou Diouf. ni ko dëkk bi moomu ko. ceebu jën boo ko bëggee. da ngay boo amee jën rek doo am ceebu jën. boo amee légumes yi rek doo am ceebu jën. boo amee xorom rek doo am ceebu jën. boo amee dëwlin rek doo am ceebu jën. donc na boole lépp li nga xam ne ingrédient la puisque Abdoulaye Wade bu fekkee ni moom nawe la. Bathily ceeb la. ah Dansoko voilà dëwlin la. waaw donc nañuy boole yëpp. ñu dugal leen ci gouvernement comme ça nañ leen génn ci kaso bi du seen place. waaw nañ leen génn ci kaso bi ñu dugal leen ci gouvernement moo indi gouvernement élargi. mais seetal médiation yooyu. foofu neutre de góor gi foofu. wallaay gis nga foofu ni mu leeree. waaw puisque politiqueul mais les politiques vont vers lui. et moom rôle am mooy mu def médiation boobu. fédérateur boobu comme ni mu koy waxee. régulateur boobu. pour société bi apaisé wu. puisque mu xam ni bu fekkee ni Jean Collin c'était les durs du palais. mooy ñu naan les faucons. les faucons voilà les faucons. Jean Collin pour moom il est hors de question Ablaye Wade di jubóo ak Abdou Diouf. jubóo gi du leen Habib Thiam moom aussi il est hors de question jubóo bu di am. donc mu jéggi leen Jean Collin ak kii bi. ak Habib Thiam génn Habib Thiam comme premier ministre génn Jean Collin. ensuite dem woo Famara ni ko léegi doxal ma diggante. Jean Collin di dem di ànd ak Ablaye Wade guddi nuitamment di dugg palais di seeti Abdou Diouf. Famara wala Jean Famara. moom nga nettali këram puisque bu ma toogee dégguma ko yàgg ma jóge Washington dem këram seeti ga. ma ne ko mais monsieur le ministre man de dama la déggatul ci dara mu ni ma alhamdulilah rabbil alamin teranga bu nekk yàlla jox na ma ko. léegi maa ngi nii toog uuf samay sët di lire samay journaux di dem sama tool. ngal la nag ñi nga xam ne ñoo ko delloo si ci mumbaay bi ba dialogue bi sonal ko. waaw donc. mais am na solo nag mu continuer de jouer ce rôle là. waaw parce que Famara on a toujours dit que c'est un homme de l'ombre bu doon rencontrer Serigne Seck imam yeeg chef de parti yeeg te kenn du yëg. Moustapha te loolu dafa jafe ci réew mi rek. Moustapha mag ku dajeeg imam Makhtar tey bu subaa ñëpp yëg ko. Moustapha mag dafa baax ci réew. boo amee chance su am ku mel ni Amadou Mahtar Mbow. 100 ans absolument yàlla may na ko macha allah. xel mi dara yàquwu ci. bët yi mi ngi dox mi ngi wax. ñu ngi doon fête centenaire am. bëgg na yàlla na ko yàlla may wér-gu-yaram. amiin amiin nee na ma waali ma ne gaaw mu ni ma nit a ngi ñaan màggat mais màggat métti na. waaw parce que gis nga si su jëli chaque jour. waaw ba tax na lii ñuy wax nag
ni wax nga léegi ni imam Makhtar wala imam Cheikh Wali bu ñu demoon ci assemblée ba. il faut que bàyyi xel alxuraan. mais assemblée c'est-à-dire Moustapha dem na différence bi. y a l'imam y a les oulémas les guides religieux mais bu njëkk ba actualité semaine bii am na jàngat bu ma ci am man lébu yi bi ñuy daje fële ci mosquée divinité bi. am na coow li ci jóg. oui. coow li mooy lan bu njëkk ba man maa ngi màggee ci keppaaru Momar Marème Diop grand seigneur de Dakar 64 65 66 67 ba 70. ni ko Senghor jëlee ni ko comme yow yaa ma faral damay jël sa frère sa mag Ablaye Diop mbër teg ko fële yow ma samp la grand sëriñ ñu samp ko grand sëriñ puisque toujours y a l'esprit donc pra-Sénégal et Sofio qui est toujours là. kii far fële l'esprit. loolu moo taxoon Mor Marème Diop am problème ak Baye Ablaye Makhtar Diop. Sidi Lamine daana wax ne seen xëccoo politique boobu demoon na sax ba tas kër yi. voilà c'est sûr. ba tas kër yi. ñu nag yàlla daf ñu def ñu teel xale yu ndaw. donc dugal ñu ci biir mag ñi ñu bëgg ñu adopté ñu. waaw ñu leen di tarbiya. waaw ba tax na li xew ci semaine bii. mais imam ratib maa ngi koy nuyu Alaaji Moussa Samba ku ko jege la sama xarit la moom depuis 2 ans yàlla defoon yaram bi sutante. soxnaam awam génn àddina. am na ñu bëri ñoo xam ni moom la ñu defoon escalier ascenseur fii ñu bëri tey ñu nekk ci langue politique bi nekk ministre. lébu. daawuloo dem foofu te gisuloo leen ñu ñëw pour jege que grande mosquée pour mën a jege Macky. pour mën a dugg ci gouvernement. mais ba jamonoom génne àddina am na ñu bëri ñoo xam ne ba léegi teguñu fa tànk. la mu doon amas néew muy oto ak dotation essence ñu koy woo naan ko mais yow kenn xamul foo far sax léegi bloqué nañ sa dotation essence. loolu yoon la ci imam ratib bi incarné institution. imam ratib foo ko gis muy ca Caire. ca Iran Makka. mais dañ koy jox gëddëm. jox ko lépp loo xam ni soxla na ko. ngay wax ni c'est important. waaw ba tax na. donc li may wax mooy position yi muy jël moom man ba nga xam yàgg na dafa daan football xam nga imam foog moom jaar-jaar. man mii football naa. dem naa ci dancing foo naa sama ndaw. bu boobaa boo xamee société bu boobaa jàng am xam-xam bu boobaa ci ngeen mën a prêcher li ma lay wax ci imaama bi évolution bi mu am. da ngay dem ci jumaa yu bëri fii imaam yi c'est des intellectuels. imam Makhtar est professeur. man mi économiste la expert en développement fu nekk dem naa fu ci àddina ba liggéey naa Genève liggéey naa Washington. ba tax na. yàggul dara. waaw dalal naa fi benn imam magistrat. voilà président cour d'appel. voilà